asalaamaaleykum ñoo ngi rafetlu ànd wi ak seen télévision 2S TV xam ngeen ni nag 2S ñu ngi koy seetaan ci àdduna wërngal këpp waaye rawatina fii ci biir réew mi ba ñu daal di leen tabbal ab programme boo nga xamante ne dañuy wàcc fekki waa kaw gi ci seen i dëkk ak seen i bërëb daal di waxtaan ak ñoom waaye bàyyi leen itam ñu dénk ñu li nga xamante ne moom mooy ñoom li leen ëlëm wala seen i doléance ba nguur gi mën cee bàyyi xel ba tax nag ngir suñu émission bu njëkk bi ñu duppee d'un village à l'autre ñu daal di tànn dëkk bi ngeen di gis ci plaque bi mu di nag Popenguine kon tey jii ñu ngi ca Popenguine bu ñu fi jógee nag comme ni ko émission bi waxee daañu dem ci beneen dëkk kon ñoo ngi seeti waa Popenguine daal di waxtaan ak ñoom bàyyi leen itam ñu dënk ñu li nga xamante ne moom mooy seen i jafe-jafe ci seen i wàllu dund waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci seen i koom-koom kon ñoo nga jëm ca Popenguine. ngeen ko seetloo ci image yi jamono ji ñoo ngi kon ci biir Popenguine fii ñu ne nag mooy église bi église bu Popenguine nag suñ ko tuddee suñu xel yëpp dem ci suñu mbokk chrétien yi te nag fii ci biir dëkk bi at bu ne day am lu ñu naan pèlerinage marial de Popenguine ndax nag ay junni doomi aadama ñoo fi daje kon Popenguine daal doon na dëkk boo nga xamante ne lu jëm ci wàllu diine am na fi doole waaye doole googu nag taxul ba tey réeroo am diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk chrétiens yi ak musulmans yi daanaka seen diggante ratax na lool li koy firndeel nag mu di kaddu kii ngeen gis mu di imam ci jàkk bi mu daal di rafetlu seen nekkin fii waaye itam seen jàppoo seen diggante ak ña nga xamante ne ñoom ñooy chrétiens yi. aw ma ku ma jàppale fii ci dunya sama njaatige tàggu naa la xëy na dootuñu gisee man maa ngay dem te duma dellu si. fii Popenguine chrétien yi ak musulman yi benn lañu ñoo bokk dee ak baay kër goo dem dëkk fa catholique ak musulman yi bu soo jotee doo xam ne catholique ak musulman nga xam ne rek jàng woo oote na wala jàkk ji oote sawi na xar ak sawi baal yëpp mu am islam mu mu ngoog kon gannaaw ba ñu tëjee ci lu jëm nag ci wàllu diine gi ngir daal gën leen a woon ni diggante chrétien ak musulman fi am na fi solo lool di ñaax itam fépp foo nga xamante ne nit ñi dëkkuwaay bii lañ am te nii lañ dëkkee ñu daal di gën a jàppante may fàttali nag Popenguine daanaka dafa boole ñetti dëkk nekk commune mu di nag Popenguine séeréer ak Ndayane ñu ngi ko daal di tabb commune ci atum 2009 kon fii ma nekk nag mu ngi tudd quartier Médine ñi ngeen gis mu di ay artisan yoo nga xamante ne dañuy yëngu nag ci wàllu suqali koom-koom ci seeni façon kon ñoom itam daañu waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy seen liggéey waaye balaa ñuy waxtaan ak ñoom dañuy ñëw ci beneen poñ mu di lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne nag ñun waa kaw gi loolu lu ñu yitteel lool la ba tax na dañuy daal di dem fa nga xamante ne moom mooy poste de santé ba ndax foofee itam fekk nañ fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw faju am waxtaan boo nga xamante ne dañ ko jot a def ak ñoom ñu daal di ñu wax jafe-jafe yoo nga xamante ne dañ koy jànkoonteel saa su ne ngir faju ñenn ci ñoom daanaka dëkk ñu sax Popenguine waaye ngir faju ba war ci ñoom dañoo jóge ay dëkk yu sori ngir ñëw faju ci bi kon ñu jox leen seen réaction. bon man maa ngi bàyyi ko benn dëkk bu nekk fii à côté ñu koy wax Tubaab Jalaaw waaw foofu laa bàyyi ko parce que dama déggoon ne ñoom dañu am tey jii daal fête bu ñu nekk boo xam ne daal dañ ci faj di maye daal ñun ñi fi ñëw genn wàll gi yëpp bëgg nañu faju mais dañoo yorul xaalis bi moom moo jafe fi mu toll nii parce que boo demee hôpital pour ñu fajal la sa bëñ au moins di nga feral dem 10 000 francs wala bokk lu ko ëpp
mais nag soo fekkente ne amuloo ko da ngay toog ba gis yu mel ni rek nga xam ne xéewal la nga daal di ñëw rek yàlla dimbali ci nga xéewalu ci rek. lan nga bëgg a wax loo nga xamante ne daal loola métti la ngir nit ñi mën la ko saafaral wala nguur gi ci lu jëm ci wàllu faju. waaw li ma gën a métti ci li nga xam ne moom moo gën a métti ci maanaam ci réew ci gox bi mooy que ne fajukaay bi dafa yaatuwul daal bëgg nañu am daal ñi ñuy dimbali ci faj bi parce que faj bi yaatuwul fii dara daal ay case de santé rek nga fi gis xëy na ay médecins yu sax mais dal médecins yu mag a mag daal yoo xam ne mën nañu wax ne ay fajkat lañu waaw dañ ciy jàppandi rek parce que amuñu leneen hôpital yi dañ ñoo sori dispensaires yu mag yi sori ñu yu mel ni ay Popenguine yi daal moom moo ñu fi xaw a jege bu ko weesoo jam ñaajo. Ngaparou nga jóge lan moo waral nga jóge Ngaparou ba fii ndax foofu dafa amul bërëb bi nga war a faju wala bi nga mën a faju. am na kay waaye dafa seer am na moyen ñu fa yor foofu parce que boo demee foofu bu ñu la xool rek xool bi rek ñu la fay ko 6000 avant faj bi ñëwagul. consultation bi 6000 la ca Ngaparou. af bi rek nga af ni rek ñu xool nii rek 6000 sans que faj bi. ban feebar moo la indi. man bañ waaw nee ma bañ. te boo fa bëggee faju ngir daal ñu xool rek da ngay fay junni ak ñaar téeméer. dina ko ëpp sax foofu léegi mën a xool bi rek af nii rek junni te ñëw laaguñu si bañ bi. fii nag su fekkente ne ñëw nga fi ñaata ngay fay. fii doo fay dañu lay may fii nga def faj ba wér. jigéen nga da ngeen di njaboote ndax lu jëm ci wàllu faju yow ak sa njaboot ak ñi la wër ndax yomb na ci yéen ci dëkk bi ngeen ne mu di Ngaparou wala ñëw ba fii. yombul noonu de mais parce que boo amul xaalis doo mën a faju il faut nga am xaalis mën a faju. ndax ñi la jege am na ci koo xam ne tawat sonnal na ko daal ba ñàkk xaalis tax na daal mu loru wala mu sonn ci lool. baree na fa lool baree na fa moom parce que da ngay bëgg a faju doo am xaalis te doo am moyen doo am ku la jàppale soo demee ordonnance boo demee hôpital dañu lay fay ko day seer te doo am noo ko mën a def ba mën ka fay. ndax yow ak ñi la jege loolu dal na leen. waaw am na si maanaam feebar bëgg a faju amoo loo faju am na foofu waaw. mbaa boo toogee loraange du la ci fekk. boo toogee nga ut si garab yi lii àll yi daal ngay faju di def daal si wala si maam yi daal fexe daal noonu def daal ba sa yaram dellu sa si yow daal. ban feebar moo leen gën a sonal. man de bañ moom a sonal moom. jabar bi moom ay yaram yu métti daal bopp bi métti daal. loolu mu di ay réaction yoo nga xamante ne jël nañ ko ci district sanitaire bu Popenguine ñu jàll ak yéen ci image bi mu di nag jigéen ji ngeen gis ci maternité bi moom nag dafa won lor moom su fekkente ne yàlla dimbali na ko ba mu mucc ak jàmm mooy doon jigéen ju njëkk ji fi am doom ci maternité bi ndax maternité bu bees la kon ñuy ñaan loolee antu ci jàmm itam ba mu mun a dellu fa mu jógee ci jàmm moom ak doomam ji war a judd. ba tey lu jëm ci wàllu wérgu yaram daal nañ dem ci ki nga xamante ne moom mooy directeur wala ki jiite district sanitaire bi nga gis mu di nag docteur Ba mu daal di dellu si ci jéego yoo nga xamante ne jot nañ ko def ngir fexe ba lépp li nga xamante ne soxal na askan wi ci lu jëm ci faju ñu daal di ko def ci nu mu gënee waaye dellu si na itam ci li nga xamante ne daal bu ko nguur gi defoon dina doon gën a rafet waaye itam yombalal leen liggéey bi kon ñu déglu docteur Ba. Pour le district, il faut dire que le district couvre 3 collectivités locales. Le district couvre la commune de Popenguine Ndayane, toute la communauté rurale de Diass et une partie de la communauté rurale de Sindia. bi fi gën a sori mën nañ ne Toglu la ci sama poste de santé et Toglu est à environ 47 kilomètres de Popenguine. dañuy jóge foofu ba fii bon li ñu manqué dëgg ce sont d'abord mooy ressources humaines li tax ma ne ressources humaines mooy tey lii nga xam ne tey ñu ngi koy jël di ko fay ci personnel te waruñu ko def parce que la mission première du comité de santé ce n'est pas de recruter. Deuxièmement, c'est les équipements parce que tey on a une nouvelle maternité, on a un bloc mais on n'a pas les équipements, donc on espère en tout cas que les engagements yi tutelle bi jël dina ko respecter parce que quand même on vient de loin quand même dans ce centre de santé. Fii daal mën naa ne surtout aujourd'hui c'est les maladies cardiovasculaires et au premier chef l'hypertension artérielle. Après tension, c'est le diabète.
loolu mooy suñu grand problème et ñooñu c'est des pathologies chroniques dont la base du traitement c'est la prévention. Elle peut être primaire ou secondaire maanaam primaire mooy avant nga koy am ñu wax la li nga war a def pour que même bu nekkee mu bañ a teel a feeñ bu fekkee ne am nga ko li nga war a def pour bañ a dem ci complications yi. Beneen bi c'est surtout je peux dire les pneumopathies maanaam lépp luy mbirum sëqat ñoom ñooy ñëw te bon yooyu vraiment ça ne pose pas de problème mais lépp lu jëm avant li ñu ay sibiru yooyu vraiment c'est pas notre problème maintenant parce que y a une politique de prévention dirigée depuis le niveau national boo xam ne tey tax na vraiment on a pu asseoir une bonne politique de prévention. kon mu ngoog di ko gërëm bu baax a baax di gërëm itam ñi nga xamante ne fii lañ leen fekk mu bokk ak ñoom liggéey lii de moom du tame lii lu mu doon oto lii itam da ngeen koy jaay poykaay bi ñaata ngeen koy jaay ñaata ne baax na wala baax mun naa ko puus mu dem ma xool kon mu ngoog poykaayu xale la nag waaye ñun su ko defee ñoo ngi daal di jàll ci biir dëkk bi ndax nag dañoo ñëw itam pour waxtaan ak askan wi kon fu waay ne ci Popenguine dinañ ñëw saafante ak yow waaye itam ñëw ci li nga xamante ne moom mooy say doléance wala li nga xamante ne boo sañoon nguur gi bàyyi ci xel bu baax a baax kon ñu wéy ak téléspectateurs yi waaye wéy itam di daal di jokkoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Popenguine. C'est d'un village à l'autre. Popenguine comme ni ñu faral di waxee Touba Tivaouane Ndiassane ak yeneen dëkk yi Popenguine nekk na ville boo xam ne suñu ville religieuse lii ñëw amaana ñu ngi koy delloo waaye am na loo xam ne côté infrastructure bu ñu dolloon tuuti mu gën mu may mbedd yi yokk comme ni ñu defee ay tali ñu def ñaari tali ñu mënoon chaque année ñu def ñetti tali doon ñu gënal loolu quoi. amul liggéey quoi Popenguine liggéey bi fii taxul quoi wàllum xëy bi si moom taxul dara kaa ñu liggéeyuñu ndaw ñi ay ñu toog rek liggéey moom tuuti lay dox quoi ndànk-ndànk. man maa ngi tudd El Hadj Ndiol. yow lan nga. man menuisier aluminium waaw moom laay liggéey quoi. ok. man Youssoufa Ndiol laa tudd élève la 4e. man maa ngi tudd Arouna Thiaw élève 3e A. BFM bi kañ la. BFM bi le 21 juillet bu baax sax. waaw man Mbaye Faye laa tudd maa ngi def classe comme Arouna Thiaw 3e. waaw ñu ngi si révision yi de pour préparer examen bi. non des na tuuti des na quelques leçons rek ñu ngi jékkale ni waaw. ci sa programme ren gi mus nga dem internet def recherche. waaw dem nañ fii cybercase comme kii bi après ñu dañuy dem foofu di def ay recherche pour xool si kii fekkee programme bi matul ñu matali si yenn yi a nga profit di ñu def yëpp yenn yi ñu ñooy dem cyber di def ay recherche pour xam. Sénégal bu mu daj benn projet bi rek moo fi nekk muy projet cybercase benn kii bi nii Popenguine la nekk te en plus utilité bu projet bi am les autorités duñ ko supprimer parce que benn élèves yi lañ ngeen jot a jànkonteel tey yéen ngeen waxtaan ak benn ci élèves yi ñu wax leen lan muy utilité bi mais du élèves yi kese fii couche yëpp lay laal ba ci fonctionnaires yi ba ci enseignants yi ba ci responsable société yi maanaam ñu fi nekk personnel yi service yi fi nekk dañuy ñëw fii di def ci cours informatique de renforcement à des élèves yi tamit dañuy ñëw di jàng ci wàll informatique. présentement fii nii tembe ni ñuy waxee nii connexion bi doxut parce que peut-être élèves yi ngeen jot a rencontré jot na leen ci wax tuuti parce que ça fait pratiquement 2 semaines ba nii connexion bi doxut parce que les autorités dañu bëgg revoir le projet. kon ñu ngi gërëm bu baax a baax waa Popenguine ci nit ñu teeroo ba itam yombal ñu lool liggéey bi kon fi mu ne ñu ngi jàll ci beneen dëkk.
ma lool may laajte nan lay demee aw ma ku ma jàppale fii ci dunya sama njaati gi tàggu naa la xëy na dootuñu gisee